nuyu nañ leen mbokki internet yi saf di seetaan Sunugal 24 mbégte la ñuy am saa su nekk di teew fii ci le point de la rédaction muy jotaay yi nga xamante ni dañ koy amal saa su nekk fii di ci waxtaanee lépp loo xam ne si ni actualité la muy tolluwaayu réew mi ma ci ànd ak Moustapha Mbaye dama koy bàyyi mu nuyoo ñu soog a jàll ci waxtaan bi Moustapha noo def. maa ngi fi Cheikh Mahfous maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñun di nuyu tey ji sama sëriñ Mansour Dramé moom moo nekk ci caméra yi. moo nekk ci technique bi mi ngi noonu dañu koy doore ak évolution pandémie Covid 19 fii ci Sénégal donc nag ñuy wax effet secondaire de la tabaski maanaam jóg bi nga xamante ni lii di feebar bi jóg na ko ginnaaw bi nga xamante ni amal nañ lii di tabaski ki nga xamante ni nag moom moo di directeur bu COUS donc di ki nga xamante ni moom moo di lii moom daal dinay indi ay chiffres nag nee na le nombre de cas yi nga xamante ni am nañ ko ginnaaw tabaski bi dafa multiplier wu par 9 donc mi ngi wax aussi ne dinañu li ñuy soxla ci ay lii dina toll ci 90 à 100 lits ak li nga xamante ni ay cumul la tamit ci ay morts donc 99 morts en une semaine mu nekk nag ay chiffres yoo xam ne si ni ay chiffres yu alarmant la ki xam le lu nu mel moo di Alioune Badara Ly donc moom moo jiite li nga xamante ni moom moo di COUS di lépp loo xam ne si ni dafa yore opération boo xam ne si ni urgence la sanitaire mi ngi noonu Moustapha bu mel que ni ay chiffres yu alarmant la Alioune Badara Ly joxe muy évolution de la pandémie après la tabaski ñu ko doon wax avant tabaski bi tey ñu ngi koy dund. waaw ñu ngi ko doon wax comme ni ñu ko doon xalaatee finalement mujjee naa am. prédiction yi defoon nañ ko balaa ñoo dem tabaski ji ñu bëri njortoon nañ ne bu ñu demee julli ji ba ñëw dina am explosion de cas et effectivement am na. parce que li ñuy dund nii chaque jour on te parle d'une dizaine de personnes yoo xam ne ñàkk nañ seen bakken. au minimum di nga am 500 cas yu jëm kaw kon nga xam ne lañ doon njortu mujjee naa am. gannaaw ba lañ doon njortu mujjee naa am nag léegi lan mooy doon solution bi ak taxawaay bi wax nañ ko démb dinañ soxla ay lits dinañ soxla oxygène bu doy tamit. parce que yaakaar naa ne jamono ji ñaari problème yi ñoo gën a taxaw yëpp mooy lii. te bu ñëwee di du lal bu nit ki di tëdd rek di dem ko noonu mooy lal yoo xamante dina jël équipement boo xamante ne mën a jël oxygène laataa nga ak voilà yi nga xamante ne am lépp loo xam voilà dañuy am mi ngi noonu day mën a jël yenn jumtukaay boo ne lii nag ñu bëri dañuy foog ne lal la boo xam ne da nga koy sànni noonu rek ci hôpital bi ñu ñëw tëdd bu doon loolu am na ñoo xam ne ñu ngi mën nañ ko tëddee seen biir kër donc loolu moo tax dafay laaj ay jumtukaay dafay laaj ay koppar dafay laaj taxawaay boo xamante ne parce que fi ñu toll nii dafa am benn discours boo xamante ne pour man dañ ko war a romb maanaam yaakaar ne askan wi ñoom ñoo def li leen indi fii tey pour man mbir mi dal na suñu kaw ba pare comme dal na suñu kaw ba pare lan mooy saafara si naka lañ koy faree naka lañ koy saafara comme ne na këtt na jonn suñu kaw loolu mooy mbir mi indi ay moyens xool noo yokkee lali yenn bërëb yi nga xool nag nga koy defee ba yaatal ko nit ñi di mën a dalal ay malade et ñi ngi si dynamique boobu gis nañ ne ñi ngi def ay effort mais ba tey dafa des war nañ ko gën a mën a yokk buñ dellu si waatee ci tabaski bi foofu man du ma pointe du doigt kenn ku dul autorité parce que ñoom ñoo amoon latitude bloqué sénégalais yi du ñu dem ñoo xam ne buñ leen bloqué musiba dina am parce que nit ñi fii période tabaski bi ni mu demee woon koo fi ne woon toogal sa kër bul dem te ñoom ñu jóge woon si tournée dafay am contradiction bu fekkoon te ne dama ñëwoon ci tournée ba pare ñu wax sénégalais ñu dem je pense que loolu dina am et puis ñu jël ci ay mesures yoo xamante ne kenn xamul lan la directeur Dakar Dem Dikk bi mu def moom tamit dafa war rendre compte jamono ji Oumar Boun Khattab moom dafa war rendre compte parce que bokk na ci li nga xamante ne mën nañ koo ne bokk na si ñi contribuer tey ji mbir mi mel ni mel tey ji imagine toi Dakar Dem Dikk ni mënoon déplacer nit ñi yóbbu leen ñu dem dikk nga ne Dakar Dem Dikk dematul nit ñi dem tàncaloo ji si kaari ci tataay ak yëpp bon ku mu neex sol masque ku mu neex doo sol masque ñëpp gis nañ conditions yi ñu doon voyager est-ce que Dakar Dem Dikk bañ a jël nit ñi tax na nit ñi dugg ñu te mënoon na leen protéger aar leen ñu dem donc ay mesures yoo xamante ne finalement après doo comprendre lan moo tax ñu jël mesures yooyu donc loolu bokk na ci yenn failles yi nga xam ne constaté nañ ko et puis amul accompagnement wax nañ nit ñi ñu dem julli ji seen kër yow xam nga mënoo téye nit ñi foofu dama fay d'accord ak ñoom parce que bon métti woon na bu bëggoon téye nit ñi dafay métti mais gannaaw bu mënoo téye nit ñi mais accompagner leen bu ñu demee seen dëkk yi nga def ay effort xool naka ngay def peut-être joxe ay masques yu doy wala joxe ay gel pourquoi pas ci gaar yi wala ci xool noo defee ak nooy liggéey ak collectivité locales yi jox leen yenn jumtukaay c'est-à-dire duñ ne dëkk bi dafa ndóol rek amuñu xaalis moo tax mënuñoo def yenn yi mais war nañu mën a xool tamit naka la ñuy def pour man côté boobu réfléchir ci ba accompagner bàyyi mais pas nga abandonné leen rek def benn communiqué rek comme ni ko ministre bi defee naan ñu ne ministre Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi sàkk ku nekk tabaskee fi nga toog benn communiqué bu muu boo xam ne daanaka amoon benn njëriñ ñi si jot sax bariwul kon loolu lépp pour man lii ñoom waru leen woon a bett xam nañ ni mu demee parce que nag ñoom ñu jiite mbas mi parfois Mahfous doo comprendre parce que bu fekkente ne ñoom niñ koy gérer ak ni ñuy doxalee confiance bi waroon ma amatul et puis man ma dégg docteur Mamadou Ndiaye
ñu invité ko fi TFM mu ne 3e vague bi mi ngi démarré le 17 mai ci lañ gis courbe bi di yéeg. président de la République kañ la dem Kaffrine ak Kaolack le 29 mai mu dàbbaliwaat que le 12 juin. mais loolu lu muy nduru Mahfouz. waaw parce que boobu mais yéen mi ngi doon yéeg boobu. xam nga ñu bëri xamuñu woon loolu. mais yow nga toog yow yaay directeur de la prévention nga ne 3e vague mi ngi door le 17. ñu gis ne courbe baa ngi yéeg ñu ngi dugg 3e vague mais njiitu réew bu nësëree sax ne day dem le 29. mais est-ce que informé nañ ko. mais war nañ ko informer loolu mooy seen rôle. mais war nañ ko bu ñu ko informer lan moo fay seen njëriñ vague baa ngi yéeg président da jàpp ne damay dem bii nga ne ko déet président kaay toog parce que boo demee du baax parce que gis nañu courbe baa ngi yéeg mi ngi dem dànk nag te 3e vague mi ngi nuyoo. wax ak moom bu ñu ko waxee dina toog mais peut-être parfois doo comprendre seen réaction comme li docteur Niang doon wax day ñoo xamante ne parfois doo comprendre véritablement lan mooy seen position ak lan mooy seen taxawaay ak yenn décisions yi nga xamante ne nguur gi ñu ngi koy jël ci biir mbas mi. parce que pour man boobee lañ waroon a président de la République mu teg tournée bi yooyu mu doon def mais teewul mais même bu demee Kaffrine nax Kédougou ak yooyu noonu ba ñëw toog ba pare mais ngeen gis mbir maa ngi jugaat ndànk-ndànk ngeen ne ko yaa xayti toogal mu labbali waxaat dem Saint-Louis ak Fouta ak boor yooyu noonu le 12 mais loolu après lu muy nduru moo tax fi ñu toll nii boobu ba léegi mënuñoo jël benn mesure restrictive mënuñu koo jël parce que bu ñu ko jëlee rek gars yi dañ naa leen askan wi daal seen kaw neen yéen da ngeen tourné ba sonn kat bëgg a ñëw mais loolu lépp nag bokk na ci li nga xamante ni moo leen yombalool xeexu 3e vague bi moo tax ma jàpp ne 3e vague bi xeex personnel la responsabilité personnelle lay woo Mahfouz jël responsabilité am Mansour jël responsabilité ma jël samay responsabilité parce que ñoom ñi ko jiitu xam nañ ne mbir mi foofu la toll fi ñu toll nii ñemew ñoo décréter couvre-feu bu ñu ko fi décréter xam nañ ne du yomb ñemew ñu fay def jël yenn mesures restrictives yi parce que xam nañ ne du yomb donc bëri na yoo xamante ne fi ñu toll nii boo ko dajalee ba si biir rek du yomb pour ñu ñoom ñu gérer ko parce que confiance bi rompre nañ ko kon li des nag mooy ku ne nga jël ses responsabilités aar sa bopp aar sa waa kër foofu laa bëggoon a ñëw sax comme cas yi ñi ngi yéeg évolution bi daanaka ñi ngi koy constaté mu nekk loo xam si ni lu réel la waaye tamit nag mënuñu jël benn mesure comme ni nga ko waxee couvre-feu état d'urgence mënatuñ ko def mais tey affaire bi mi ngi fi 3e vague bi mi ngi fi et puis mi ngi gën di wuññi léegi lan mooy solution bi Moustapha pour ñu yaa ngi koy wax ne mesure yi nga xamante ni ku nekk jël ses responsabilités affaire mais à part loolu aussi war nañ mën a am autorité war nañ mën a am loo xam ne si ne war nañ ko teg ci suñu loxo su fekkee même dañuy changer yi nga xam mesures yi nga xamante ni dañ ko doon jël ñu indi yeneen yu bees. waaw man xam nga li ma gëm dafa bokk si ne. maanaam beneen stratégie bu bees voilà. man loolu laa gëm man dama jàpp ne boo yoree benn mbir di ko doxal. première vague ñëw 2e vague ñëw ngeen dund 3e vague gis ne machine bi mi ngi essoufflé yéen a ngi commencé sonn. jafe-jafe am na. nit ñi déggatuñ leen ba ngeen commencé indiwaat point bi ngeen indi woon ne nit ñi nañ wax léegi ngeen toftal ci docteur yi wax mais est-ce que message boobu mi ngi jàll heure bi nga koy jàllale ñu bëri jaaykatu café bi mi ngi fële jaaykatu ataay ñooñu xamuñu sax point luñ lay wax ñaata cas la ñu am tey wala tey ñaata ñoo kii jéemuñoo xam sax ban docteur moo taxaw ci ginnaaw donc est-ce que message boobu mi ngi jàll information yi mu jàllale yi muy jàllale est-ce que mi ngi dem vraiment si ñi nga xam ne ñoom daanaka li leen doguma la li leen intéressé mooy chiffre bi tey ñaata ñoo dee ñaata la ñu am cas yoo xam ci ne ay contaminé la suñ ko xamee loolu moom bari na di bari na tey pare nañ ci après nag message bi nga xam ne si gars yi ñu ngi koy véhiculer pour naka la ñuy def pour moytu yooyu yëpp ñoom duñ ko daanaka lijjantiwul mi ngi noonu naka la ñuy def nag léegi ba message boobu yegg si ñi nga xam ne ñoo ko moom pour man foofu la ñu war a liggéey jamono ji xool ba message bi di gën a avancer di gën a dem et puis tamit ñu jéem a changer interlocuteur ak ñi nga xam ñu askan wi ñiy wax ak askan wi ñu xool ñan ñooy wax léegi ak askan wi xam nga bu amee benn jamono joo xamante ne tolloon nañ fa di xeex ñëpp déggaloon leen ñu dem ba nit ñi déggatu leen man je me dis que tey jii ku ci mel ni docteur Babacar Niang mii nii ni ñu koy songee nii mais imagine toi tey jii Mahfouz ñu tegoon fi benn pôle boo xamante ne moo xam ne neneen lañ koy tuddee am nañ benn CNGE d'accord mais ñu am leneen luñ tuddee loo xamante ne task force wala leneen luñ ko tuddee boo xamante ne dañ ne daal mooy ñëw pour jàkkaarloo ak 3e vague bi nga jël ku mel ni docteur est-ce que comme comité scientifique bi waaw comme comité scientifique amuñu ko nga def benn comité boo xamante ne ñoom loolu leen tax a jóg peut-être mën nañ jàkkaar ne doublon dina am mais du doon benn nga indi docteur Babacar Niang nga teg ko fa indi ñoo xamante ne ay médecins kese lañ ak ay militaires nga dénk leen ko kii nga jox communication comme Babacar Niang nit ñi am nañ benn kii bu ñu ko commencé jox mais c'est une autre façon boo xam ne sax da nga naan kaan li ngay wax ci biir plateau yi ñëwal nga ñu koy wax léegi ñu koy dégg mais loolu tey ji dina tax coow li ñu doon dégg fële sax gars yi kenn dootu ko fa déggati ñu boole force yi
képp koo xam ne da nga ko gisee ak yeneen docteur professeur ñaa da nga jàpp ne kii mi ngi wax loo xamante ne safaanu nga jël ko copte ko dugal ko ci biir comité bi naka ñëw leen ñu liggéey am ngeen xam-xam yéen a ngi ci privé bi ñi représenté privé bi waa oxygène yi am ku leen fa représenté ku nekk am ku la fa représenté mu doon loo xamante ne dañuy indépendant sont pas soxlawuñ sax ñu am benn lié ak état ba nga xamante ne duñ ko ñemee wax dëgg mais ñoo xamante ne duñu ragal a wax état dëgg parce que li am tamit lenn la mooy ñoo xamante ne dinañ am xam-xam dinañ xam li ñuy wax mais du ñu nangoo wax mbir mi fi mu toll parce que bu ñu doon jël seeni responsabilité di wax dëgg nguur gi Macky Sall bu mu nësëree ne day def tournée dañ naan tournée bi mënul am parce que jamono ji gis nañ ne troisième vague bi mi ngi jël yoonam di dem boo demee tournée rek musiba mën naa am te effectivement gis nañ ne musiba bi am na te ñoom ñoo ñëpp kenn ñemewul toog di def say analyse ba tudd troisième vague démb ñu am fitu def analyse di tudd tabaski bi pour lan ba ñuy def analyse kay waroon nañ ci boole ne troisième vague bi ñi ngi commencé yëg depuis le 17 mais le 29 président dem na ba mu demee entre le 1er juin ba le 15 juin côté bi ñu wax suñuy chiffres ñaata la ñu am enregistré nañ fa ay chiffres yu rëy est-ce que loolu tamit tournée bi amu ci wàll donc kon bëri na am na yoo xamante ne pour man yaakaar naa ni war nañoo mën a changer fusil d'épaule xool naka la ñuy def indi yeneen nit yu bees ay kanam yu bees gis nañ docteur Alioune Badara lii moom moo toppoon ci docteur Bousso moo remplacé docteur Bousso moom moo nekkoon directeur adjoint bi mais ba tey des na war nañ mën a xoolaat daal naka la ñuy def ay professeur Seydou ñu jiitalaate ñu nekk au devant da nga koy fàtte sax si xeex bi te c'est un homme crédible ñu doon bàyyi xel la kuñ doon déglu la donc yooyu yëpp je pense que daal war nañ ko gën a mën a indiwaat parce que fi ñu toll nii jooyantee guñu mbir mi de ba léegi jooyantee guñ ko fi li ma doon wax rek yàlla rek a fi nekk nag dafa mel ni yàlla moo ko yor rek boo jógee ba mu nekk mu wàccee waaye du jàmbaaru kenn comme ni nga ko waxee ndax cas yi moom bëri nañ ñi jamono ji Moustapha ba ki nga xamante ni moom moo di Alioune Badara lii di directeur li nga xamante ni moom moo di COUS daal dinay wax joxe ay chiffres yoo xam ne si ni chiffres yu doy waar la muy nombre de cas yi ñuy am mu multiplier wu par 9 donc mu nekk nag lim bu takku donc daanaka chaque jour léegi moom dañuy enregistré plus de 500 cas donc mu nekk nag loo xam ne si ni lu doy waar la rawatina décès yi nga xamante ni tamit daanaka bëri na trop suñuy compter ay 20 19 ay 16 chaque jour daanaka dafay xaw a tiitalaat. mi ngi noonu Moustapha li nga wax noonu la xanaa changé li nga xamante ni moom moo di stratégie ak cas yi nga xamante ni mi ngi wéy di évoluer ñi constaté que ni cas yi yokk na bu baax a baax ci biir réew mi daanaka chaque jour rek ñu wax ñu lu toll ci plus de 500 cas la ñuy am yoo xam ne si ne contaminé ci Covid-19 léegi moom kenn waxaale wu ko léegi moom ay dizaines la ñuy compté mu mel ne loo xam ne si ni rek dafay tiital askan bi waaye tamit solution bi moom mooy respecter mesures barrières yi waaye tamit jéem a fexe ba nga xam ne si ni di nga mën a vacciné wu mais vaccin yi ci boppam dafa indi benn polémique benn problème boo xam ne si nii mi ngi koy waaw benn manque de confiance bu ñuy waxee jëm fii ñuy wax jëm fee doo xam kan ngay gëm donc finalement dafay indi ay complications ci li nga xamante ni moom moo di xeex bi te vaccin bi ñëpp nee nañ moom mooy solution bi. waaw mooy solution bi mais xam nga bu fekkente ne tey dañoo xëy ñu jàng ñu ne waa Côte d'Ivoire dañ ne waa Sénégal ak waa Algérie laataa ñu faa dugg léegi. Tunisien Sénégal ak Tunisie ok merci. passe sanitaire bi. voilà dañ leen di laaj passe sanitaire nga xam ne kon sunu cas mi ngi bëgg critique Guinée ñi ngi gis ne mi ngi commencé woon tamit di jël ay mesures am concernant ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko AIBD nga xam ne kon ñi ngi commencé sax di ab bët buñ ñuy xoolee ci sous région bi yaakaar ne Sénégalais bu la jege sax léegi corona na tellement que suñu cas fi mu toll ak ni mu amee benn explosion léegi ñoom ñëpp gis nga comme ni France xoolee ñoom lañ commencé xoolee ak ñeneen ñi dañoo yaakaar ne parce que pour man ñi jël passe bi yaakaar ne mooy saafara si du ma ne dañoo nekk ci erreur de mais man wóoluwuma leen trop bu baax. parce que xam nga lu tax. parce que su fekkente ne yow da nga ne nit ki balaa nga dugg ci wan ma ne da ngaa ñàkku wala nga am nga benn test boo xam ne def na minimum 48 heures mais ki ñàkku ñëw mais mën na am corona bi dugal ko sa dëkk. donc kon kooku kay ñàkkam bi lan bañ njëriñ la fa amati. ñàkk bi moom teewul nga am te bu yow bu fekkee sa dëkk amoo benn ñàkk yu am doole comme genre Côte d'Ivoire sa ñàkk bëriwoo ñoo ñàkk noonu si askan wi mais nga ne kii balaa moo dugg na ñàkk ñëw mais man ma ñàkk ñëw fekk man am naa corona bi sama yaram ma dugg dem wàll ko sa askan wàll ko fa ba wàll ko ñoo xamante ne ñu bëri say askan ñàkkuñu donc exigence ñàkk boobu nga mënoon laaj bañ njëriñ la am bu fekkonte ne da nga ne bu ma ñàkkoo kay corona du ma sa dugg sama yaram kay là j'aurais compris que ni kii kat mi ngi si logique bu normal surtout sa dëkk yoo xamante ne yow gis nga ne daanaka ñi fi ñàkku bëriwul kon pour man yooyu ay mbir la yoo xam ne genre toppandoo la yoo xam ne amul benn njëriñ nit ki balaa moo dugg na ñàkkook nañ mënoon nañ ko def fañ ko defoon rek balaa ngaa dugg nga testé ñu testé loolu laa gën a wóolu buñ testé nit ki xam ne doomu jàngoro bi nekkul si moom mu dugg ñëw loolu la xel gën a mën a nangu waaye
kalaa dugg sama dëkk léegi foog nga wane kayit bi wane ne yow ñàkku nga léegi kooku bu ñàkkoo woon mu def ay mois mu ñëw fekk doomu jàngoro baa ngi si biir mu dugal ko si biir dëkk wàll ko fa ñett ak ñeent ak juróom ça veut dire régler woo dara yooyu ay genre xeeru toppandoo la yoo xamante ne man je ne vois pas la pertinence vraiment surtout bu fekkente ne passe sanitaire bi ñu bëgg dugal surtout dëkku Afrique yi nga xam ne sax yow sa population daanaka kenn ñàkkuwu fa waaw tuuti ñi dafa ñàkku nga bëgg fa dugal loo xamante ne di toppandoo dëkku tubaab bi te vraiment loolu dafay wane rek ñun jàppaloo gi ñu waroon am ñun entre africain amuñu ko sax ndimbalante gi ñu waroon am tubaab bi ñoom ba ñuy def loolu di imposer ak yoo noonu da ngay gis seen dëkk seen espace Schengen voyage beeg dem leen te bitik bi ni mu yombee libre circulation la mais fii tey jii am na dëkk yoo xam ne ñoo boole woon nekk benn xeexandoo benn ennemi lañ amoon muy Covid-19 mi ngi noonu mais fii da ngay bëgg dugg dëkku réew dëkku Afrique bëgg dugg beneen dëkk loo xam si ni frontière la sax frontière la ngay am problème ay problème ñu lay laaj lii wax di la laaj kayit bële defal nii defal na lay andi sa pièce bi xam nga bëri na yoo xam ne daal pour man war naa mën a ñàkk de entre dëkku africain surtout ay dëkk yoo xamante ne ay dëkkandoo lañ parce que coronavirus bi day jàll après dëkk yi dañuy des diplomatie bi dafay des boo ko ñaawalee nag foog ne boo ko deful sa askan ne da ngeen exposé surtout fekkente ne ay mesures la yoo xamante ne amul benn njëriñ doon nañ comprendre nag bu ñu ko defee mu doon loo xamante ne dina saafara jàngoro ji wala jàngoro doot fa duggati mais bu nit ki vacciné wu sax mën naa dugg wàll la kon mieux vaut nga bañ leen a indi les exigences yoo xam ne surtout bu fekkente ne Mahfouz mbirum vaccin yi sax dafa doon loo xam ne dafa poser problème surtout Afrique bii ñu nekk xam démb maa ngi lire Le Monde ñu ne vaccin yi dafa am ñoo xamante ni jigéen ñoo xam ne ñu ngi signalé ne buñ ko jëlee day indi ay perturbations seen règle waaye am ñoo xam ne dañuy wax seen règle dafa retard ñi ne ñëw gisuñu ko ñi ne ñëw na 15 jours avant ñi ne ñëw na toog nañ après gisuñ ko man bi ma lire article bi ma dem lire ko Le Monde ma retourné waat dem xool ci seen commentaire Facebook yi effectivement ma gis ay jigéen naan foogoon naa ne man kese la kii naan heureusement ba du man dong kii naan man dundaat naa ko ngay comprendre que ne kon problème am na parce que loolu Europe la presque mais fii pharmacovigilance boobu est-ce que mi ngi koy topp fii ñu ngi fi ñàkk AstraZeneca même bu si amee ñu am problème boobu wala ku ci am yenn problème est-ce que dinañ dem signaler ko est-ce que ñooñu ñu ngi leen di topp parce que phase ni ko benn tubaab doon waxee ñu doon manifester ci parce que tey mooy seen 3e week-end boo xamante ne ñoom ñu ngi génn ci tali bi di ñaxtu passe sanitaire bi ñu ne vaccin phase expérimentale kenn du leen ko imposer mais comme dama koy emprunter mooy rek phase expérimentale boobu mu nekkee tey jii est-ce que ñu ngi koy ñàkk ñu ngi leen di topp di leen suivre te normalement loolu moo waroon a am ñu leen di toppoo ba ñu ne képp koo xamante ne am nga si loo yëg wala affaire yooyu nga xam le ko ñu xool nuñ koy jooyantee xam nga loolu dafay poser déjà problème confiance nga gis ñenn ñoo xam ne ci biir ñu ngi commencé exprimer ay regret jël naa ñàkk bi waaye su ma yëgoon su démb doon tey jël naa ko waaye si commencé loolu yëpp dafay indi ay xeeni mini ci bopp nit ñi ba nga xamante ne pour nga convaincre leen pour ñu dem ñàkku ji du doon lu yomb ñu fàtte ne ñoom Moderna bi la ak Pfizer Moderna bi moom la ñàkku moo concerné yooyu AstraZeneca doon nañ ko fi waxal ay mbiri thrombose Johnson & Johnson bi doon nañ ko fi tudd tamit donc bëri na yoo xamante ne lëndëmal na ay xel bëri na yoo xamante ne dalul ay xel ba tax na moo waral da ngay comprendre parfois nit ki bu taxawee ne ma du ma ñàkku ji bu ko forcer bu ko buux bu ko sonal bu ko ërtal parce que il est dans son droit ku taxaw na du ma ñàkku il est dans son droit moom yaramam donc pour man loolu la rek ñi bëgg a ñàkku ji nag ñu bàyyi la ñu ñàkku mais mbir la boo xamante ne daal saa bu ñu xëyee mu ñuy wan lu bees saa bu ñu xëyee muy génnee loo xamante ne dafay jox raison ñenn ñi jàpp ne mbir mi wóorugul nañu tey ba si kanam. En tout cas tey jii franchir nañ la barre d'1 million donc ci vaccination donc am nañu 1 million 17 569 yoo xam ne si nii vacciné nañ leen fii ci Sénégal donc nag muy lim boo xam ne si nii mën nañ applaudir parce que tamit gis nañ coow li mu fi juróon mais gis nañu léegi nit ñi ngi adhéré bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di vaccin yi mais ba léegi daal des na parce que comme on est 16 millions daanaka bu ci génnee ñi nga xam ne si nekkuñu fi donc des na bu baax a baax ñi nga xam ne si war leen ñàkk. non des na bu baax parce que boo bëggee war a am immunité collective bi daanaka di nga dugg ci 80% wala 90% xam nga loolu c'est pas pour demain. des na surtout ñun boo gisee nit ñi amee vaccin nga xamante ne dañ koy par pàcc lay ñëwee. da nga am 300 000 après nga am 500 000 150 000 noonu la vaccin di ñëwee. ba tax na pour nga yegg fa du yomb. mais man loolu sax du sam problème mais ñi koy nangoo ñàkku mooy problème bi. parce que lu muy gën a durer am na benn période xam nga am na benn période ñoom lu ñu wax daanaka ñëpp a leen di dégg. mooy période bi nga xamante ne mbas mi ngi fi doon doog a dugg. mais ñàkk bi tamit dañoo toll ci benn phase boo xam ne tolloon nañ ci benn phase boo xam ne bu ñu indi woon àddinay ñàkk àddina bi yëpp mën nañoo ñàkk moitié de la population sénégalaise.
wala lu ko jege bokk parce que jamono yu ñëpp tiit nañ dee yi bëri na nit ñi jaaxle nañ ñu toog naan bu ñàkk yi di ñëw may ñàkku su ma koy gis di ñàkku ñu ngi fàttaliku bi Johnson & Johnson bi ñu am na ñoo xam ne fajar ma romb leen gis leen ñu ran ci buntu centre de santé bu Parcelles Assainies bi ne dañuy xaar ñu démarrer ñu commencé leen naa ñàkk gis nga phase boobu bu ñu demee ba phase bi ba courbe bi commencé wàccaat vaccin yi bu ñu fi indi dina yàqu waaye kenn du ñàkku parce que dafa am loo xamante ni il faut nga profiter aussi battre le fer quand il est chaud mais su fekkente ne actuellement nit ñi am nañ engouement bëgg nañ ko te mënuñu koo gis nga bàyyi nag ba courbe bi wàccaat wala coono lay doon pour ñu vacciner wu wala pour ñu vacciner wu du leen ko jaral ran ci naaj bu tàng bi benn ran boo xam gis ne kilométrique ci ay mag wala ñoo xam ne si ni tey ñu ngi am yeneen yitte yoo xam ne war nañ ko dox te loo xam ne si da nga waroon na ñëw rek ñoo ñàkk la rapidement nga dem donc je pense que war nañ ci góorgóorlu bu baax ñàkk yi doy Moustapha ñëpp dem ñàkku waaw buñ ko deful de dina am phase bu ñu toll dinañ bëgg gis ku leen ñàkk mu leen di të parce que ak information yi commencé circuler ak désinformation bi wër di am ak ñi nga xamante ne déjà am na ñu bëri jamono man gis naa ñoo xamante ne amoon na fi ñaay bi affaire dog dañ naan bu ñàkk yi ñëw may ñàkku ñàkk yi ñëw tuuti ñu déggee affaire Johnson & Johnson ba ma ko ñàkkoo tuuti ma xëm ak tuuti ma def nii wak sama bopp bi day métteeg saa waay def machine en arrière delluwaat ndànk xam nga genre yooyu bu fekkente ne dañoo toog rek gis courbe bi di wàccaat daanaka presque doo ñàkk kenn léegi nag suñu demaatee ñaanuñu ko yàlla bu quatrième vague duggaatee da nga mel ni ki reprendre à zéro nga war a dooraat campagne bi door a yëgle waat or dañoo waroon profiter pour man comme sénégalais adhéré nañ fi ñu toll nii nit ñi tiit nañ nit ñi xam nañ seen wërgu yaram la même déjà li fi nekk balaa moo jeex ñu dem renforcer ji waa dolli gën ko yaatal ñàkk ñi nga xam ne bëgg nañoo ñàkk ñu bëggul ñàkk nag ñu respecté seen droit bàyyi leen en tout cas war nañ góorgóorlu ci ñàkk yi bu baax a baax parce que ñàkk yi nag fi ñu ko yaakaar rek mooy fi nga xamante moo di COVAX bi rek la initiative COVAX bi ak waaw ñu génne koppar dem jëndi tamit voilà c'est ça quoi foofu la ñu génne xaalis tamit ñu mobiliser xaalis bu bëri ñu dem jëndi ay vaccin yu mat ñu indi ko fii ci réew mi bu leen neexee sax bu ñu ko indee ñu ne ñu utiliser passe sanitaire mais tamit mënu exiger ay passe sanitaire mën naa ñàkk moom dëkk bi moom passe sanitaire fii moom mais en tout cas mais nag Moussa xam nga problème bi mooy lan loolu mooy la ban problème la nar a indi maanaam mooy jël xaalis mobiliser xaalis bu bëri dem jënd vaccin yi après nga ñëw teg fi doo am ko vacciner loolu gis nañ li xewoon Touba 10 000 doses yoo xam ne dañ ko delloowaat à Dakar te fii li may wax nii bu mbir mi commencé woon wàcc nii pour nga gisaat koo ñàkk nit ñi tiit moo leen tax a ñàkku ji de mais ñu bëri tiit dee gi bëri na ni nga buub sa waa kër ak njaboot gépp nañ leen dem leen piqûre nga gis koo xam ne yaayam da koy fu mu toll dem nga piqûre da ngaa dëgër bopp demal ñàkku ji parce que xam nga rek xëy suba ñu la am nañu 20 décès 29 décès 29 xam nga loolu presque 30 tiitati waaw ci benn jour waaw saa yi da ngay daw ñàkk yow ñu ne la boo ñàkkoo mën nga échapper doo doon cas grave waaw nga ne kon kat boo doonul cas grave kon du la faat kon li muy wax mooy boo ñàkkoo mbas mi du la faat même si bien vrai que am na ñu ñàkku mbas mi faat leen il faut le dire aussi kon loolu tamit je pense que daal il faut que ñu profiter ci jamono ji gën a sonal parce que fan yi li ma gis ci ay décès yi nii ñu ci bëri ay jeunes la ay jeunes la ay xale yi mais xanaa xamoo Mahfouz du jeune yëpp a wér du jeune yëpp a wér am na ñoom ne sont asthmatiques am ñoom sont diabétiques am ñoom ne bi ñu amee 5 ans wala 6 ans la ñuy am diabète waaw am na ñoo xam ne dañoo am problème respiratoire am na ñoom ne am na yeneen problème yoo drépanocytose dañ koy doxaale yow mën nga nekk ak sa benn camarade de classe moom jàngoro ju muy dund daf koy judduwaale du la ko mës a wax di dem mbas mi ñëw rek yóbbu léegi après doo comprendre donc am na ñoo xamante ne wax dëgg yàlla seen système immunitaire moo njëkk lompoñ waaw dafa faible bu leen fa mbas mi fekkee ñooñu nag la ñu war a gën di protéger gën leen a aar ku si dëkk kenn ku mel noonu ku am jàngoro yu ni mel ngay takk masque foo toll di raxasu veillé noo ñagee kër gi ba dugg a génn bi bañ a bëri ñi fa nekk bu ñuy dugg di génn mënta ñàkk ñi takk seen ay masque ku dugg ci buntu kër ga balaa ngaa sori nga raxas say loxo dimbali waa kër ga yooyu tamit bokk na si ay responsabilités yoo xamante ne borom kër gi moo ko war a jël ngir ñàkk këram laata dara di am mais soo ko deful rek da ngay exposer ñi dëkk ci kër googu surtout bu fekkente ne vacciné wu ñu tamit en tout cas fagaru moo gën faju comme ni nga ko waxee donc ci dañu war a fagaru bu baax a baax fagaru nag du rek damay vacciné wu waaye tamit ngay ni ñu koy waxee sax respecter les gestes barrières Mamadou Ndiaye wax na ko démb sax docteur Mamadou Ndiaye dañ ko respecté nga vacciné wu ak nga ñàkk vacciné wu ñoo ci yem donc il faut ñu respecter mesures barrières yi donc di takk masque yi laal gel donc respecter aussi distanciation physique bi comme niñ ko diglee donc yaakaar naa ni loolu moom moo ñu ci génne ku bëgg a ñàkku nag nga dem ñàkku ku sa xel dal ci ñàkk yi nga dem ñàkku donc loolu la ñu amoon loo xam ne si ni bëggoon nañ ko partager ak ñi nga xamante ñoom ñoo di seetaan Moustapha
xam naa dama lay bàyyi rek nga daal di yokk nga daal di tàggatoo yaa ngi muuñ nag su ma la waxee tàggatoo rek ngay muuñ quoi Moussa Wade. waaw dafa am lu sama dafa am lu sama xel dem rek mooy démb si commentaire yi ki ne Mahfouz day remercier sa coiffeur moo tax ma la xoolee léegi gis sa wata fi ne Mahfouz jaay taar la day dem coiffeur bi jël double décimètre jël équerre xool di ko natt nag millimètre du ko rëcc di dégradé di pousse di dégradé fii jël ci kaw natt ko daw dànd ko xam nga jaay taar la quoi da ngeen koy comprendre moo tax day jël temps fii si dem watu ji damay toog xaar ba sonn day jël temps dem coiffeur bi mel ni kii wat président